Monsieur Clédor Sène ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci li nga ñu nangul def interview bi ñu bàyyi la nga nuyoo ko internetu inforewmi.com. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di remercier d'abord ci dalal bi ngeen ma dalal di nuyu internetu Rewmi Inforewmi yëpp ñuy suivre à travers les réseaux sociaux internet. fan yii dëkk bi tàng na fi ñu koy njëkkee rek mooy manifestation bi nga xam ne am na fi ci ay bis yi ñu génn ndax mën nga defaat benn débrief ci manifestation bi dafa xewoon et tout. waaw tàng na te warul woon tàng parce que exercice su benn liberté bu fondamental rek bu simple boo xam ne constitution moo ko may mooy koo xam ne am na loo la metti mën nga ko ñaxtu wala lu la neex mën nga ko ñaxtu ci anam bu pacifique ñun nag li ñu metti mooy li ñu uuf suñu alalu réew muy pétrole ba gaz bi benn famille ak seen ay clan séq ko di ko doxal ci lu lëndëm ci lu dul yoon loolu lañ doon jóg di ko ñaxtu pour suñu alal dellu suñu loxo ñu sempi ci loxo Aliou Sall muy rakk président Aly Ngouille Ndiaye ak Abdoulaye Timbo ba mu set mu dellu ci gafaga Sénégal comme ça ñu mën ci financer suñu développement parce que du yoon yellul benn famille war a yore koom-koom goo xam ni ci réew mu lëmm la war a jëm ñu koy jëriñoo loolu moo tax askan wi jóg pour manifester loolu fas yéene dajaloo place de l'Obélisque def ay podium def ay prise de parole wax ci loolu après tasaaroo ñibbi. nee nga manifestation bi tàng na te warul woon tàng lu tax. waaw parce que loolu ñu ne soroon mënoon nañu bàyyi ñu def ko buñ ko defoon du am benn problème dañuy def suñu podium def suñu communication dem suñu yoon mais force de l'ordre yi dañuy jiitu foofu cadre foofu yëpp parce que manifestation boo koy tere dañ koy yëgal nit ki lu bon sax 24 heures à l'avance mais bésu manifestation bi ci 9h30 nga ñëw ni organisateurs yi préfet daal tere na ko ci loo xam ne amul benn menace de trouble à l'ordre public loolu nooteel la loolu nag la ndaw yi bañ moo tax ñu jàmmarloo ak force de l'ordre yi looloo ko tàngal parce que bu ñu ko autorisé woon du am jàmmarloo boobu du am benn problème donc loolu daf ñuy delloo gannaaw ci régime répression cycle répression ak manifestation parce que tant que ñu ngi tere manifestation tout le temps day am jàmmarloo léegi force de l'ordre yi dañuy charger nit ñi te loolu aussi mooy indi taal yeeg xeer yeeg xeex yi affrontement yi loolu Sénégal daf ko war a dépasser parce que citoyen sénégalais moom dépassé na loolu mais autorités yi ñoo dul nangul citoyen seen ak seen élèves citoyens yi aussi du ñu toog croiser les bras dañ koy xeex. BBC bi ñu publier seen documentaire boobu noonu àdduna yëpp yëg ko muy scandale 10 milliards de dollars yi quelle devrait être la première démarche de l'État naka bi ñu ko yëgee naka la ñu waroon a njëkk a def ñoom état bi. li leen njëkkoon a war mooy ñu leeral parce que surtout président Macky Sall parce que rakkam lañ ci tudd kon bu ci xaawee yéex sax ñu ni la muy rakkam moo tax mu yéex ci wala li muy rakkam moo tax leerul donc le fait que rakkam nekk ci rek loolu waroon na ko gën a motiver pour mbir mi leer parce que BBC dafa wane ay transactions financières xaalis yu jógee ci Timis Corporation ñu bind ci ni l'impôt Sénégal lañ ko war a fay mu dem ci compte benn société boo xam ne Abdoulaye Timbo moo ko créé te léegi mu ngi ci turu Aliou Sall loolu dañ ci waroon enquête nee nañu Aliou Sall jëndal nañ ko ay actifs maanaam ay wàll ci société pétrole boobu yu toll ci milliards ak genn wàll ci suñu xaalis loolu aussi lu ñu war a lijjanti la donc ne serait-ce que pour loolu waroon a tax ñu def enquête pour xam ni ba xam ndax loolu BBC wax lu firndewu la am déet léegi bu dee lu firndewu la nag yoon daal di teg daan ñi nga xam ne dañu jalgati mais li wóor ba wóor mooy jalgati moom am na parce que tey jii waruñu woon wax sax ni Aliou Sall Frank Timis dañoo am licence parce que jaaruñu yoon bu leen war a mën a may licence ndax dañu jalgati yoon pour jox leen licence ministre Aly Ngouille Ndiaye dafa bind rapport de présentation boo xam ne li ci nekk du dëgg
président jël décret boo xam ne rapport IGE bi nee na ko licence bi bu ko joxe nangu ko bu ko joxe baaxul ñi càmbaruñ leen rempliruñu condition yi war pour ñu am licence mais malgré tout ñu joxe ko non seulement dañ ko joxe mais bi ñu demee ba 2013 Franck Timis ak Aliou Sall amaguñu woon client bu mën a jënd seen ay actifs parce que ñoom dañ leen ko jox pour ñu jaayaat ko am ci dara dañ leen ko ràng loolu genre ràng la rek léegi ba ñu amulee client président Macky Sall dafa jël yeneen ñaari décret avril 2013 1154 ak 1151 yokk diir bi ñu leen mayoon pour ñu réaliser ay travaux parce que dafa am app bu ñu leen di may bu ñu ci réaliser wul ay travaux dañuy nangu licence bi app boobu jot na te amuñu client bu ñu jaay bu jënd léegi président signé leen beneen décret yokkaatal leen diir boobu ñu leen di may le temps ñoom ñu wut ko ñu ci après la ñu am Cosmos jaay ko 60% te 30% yi nga xam ne moom moo mujj nekk objet reportage BBC bi kon muy loo xam ne lu jàdd yoon la ci ni ñuy gérer ak ni ñuy yoree suñu koom-koom rawatina nag loo xam ne mu ngi doog a feeñ Sénégal pour ñun la constitution bi dafa ni bépp ressource naturelle askan wi moo ko moom li nga xam ne askan wi moo ko moom non seulement ñun dañu cee tere wax parce que bi ñu demee di meeting nanguluñ ñu ko dañu tasaare sànni ñu ay lacrymogène ñun ñu nekk ci télé yi ak réseaux sociaux yi comme ni ñu koy defee nii ñoom bëgguñu dégg ñu ñuy wax ci affaire bi de ñoom bëgguñu kenn wax ci moo tax ñu doon menacer les dig comme dañu am luñ ci wax nañu dem dig waxee ko fa donc ñoom bëgguñu sax nit ñi yëkkati seen kàddu ci mbir mi te suñu yëfu bopp la ñun la concerné loolu c'est le minimum mais ala kulli alim danañ ci wax te dañ ko lijjanti ba mu leer parce que mbir mi il faut mu dem ci yoon ba ñun ñu nangu li ñu moom. bi procureur bi defee déclaration boobu ne képp ko am lenn loo ciy wax dig mi ngi noonu yow la fa nekkal mën nga dem waxi ko fa yow dem nga dig ndax ba nga àggee wax nga. ba ma àggee dañ ma ni procureur day saisiruñu ci benn dossier bu jëm ci Petro-Tim parce que ñoom li ñuy wax soit transmis maanaam ordre de transmission benn dossier pour police def enquête ñoom nee nañ jotuñu loolu léegi man sàkku naa sax ñu comme xas naa ñëw ba pare léegi naa leen jox éléments yi ma yor comme li ñuy tijji dossier dama jàpp ni yéex la rek ñu bindal ma kayit consigné ni jox naa leen nangam ak pièce sangam def procès verbal comme ça bu dossier bi ñëwee mu nekk élément bu koy alimenté ni ma loolu sax mënuñu ko def parce que amuñu transmission benn dossier rien xaar ba ñu transmettre ñu dossier bi. donc procureur bi su waxee loolu demal ci boutique bi soo eggee mango mi nga fa nga dem ñi la mango mosu fee jaar donc procureur bi à quoi il joue. xam nga ñàkk jox cër nit ñi mooy woo leen fu dara newul parce que man fekkuma fa dara alkaati yi ma fa fekk nanguwuñu sax jël li ma leen bëgg a jébbal te duma leen jébbal yem ci dama nekk à leur disposition pour bu ñu amee lu ñu may laaj pour mu gën a leer ma jàkkaarloog ñoom ñu laaj ma ba mu gën a leer ba tey ji may wax ak yow nii man maa ngi ci disposition yoon parce que suñu alal la boo xam ne dafa war a leer te man lu mu tuuti mën naa ci indi ak leeral kon man tey jii man pare naa pour jàkkaarloo ku mu mënti doon procureur ba ci enquêteur bi pour mu leer waaw ñoom ñoo bëgg loolu mais ñun ñoo leen ko gën a bëgg parce que ñun tey jii suñu porté woon plainte dafay yéex mais moom bu tijjee dossier mais day gaaw direct ci police dañuy dem foofu joxe fa li ñu am après ñu jébbal ko benn juge ñun bu ñu constitué partie civile jël avocat dañuy xam li nekk ci dossier bi dootuñu mën a nëpp dara te duñ ko mën a nëppal ñu bañ ko ñu bëgg ko mbir mi dina dem ci yoon procureur bu jébbalul dossier bi yoon ñun chaque jour dinañu génn ci mbedd mi
ba ñuy jëbbal dossier bi yoon ba mu leer léegi ñun askan bi ñooy taxaw teg leen ñoom pression pour ñu leeral mbir mi. est-ce que jamono ji bataille médiatique bu ñu ko mënee tuddee noonu nekkul di am parce que gis nañ ne ñu bëree bëri ñuy génn ci ñoom di wax ne Thierno Alassane Sall warul wax parce que moo fi waxoon lii Clédor Sène warul wax parce que moo fi waxoon lii ba tout récemment gis nañ ne am na benn média boo xam ne bu ñu interviewé ki nga xam ne moo di Clédor Sène journaliste bu mag Pape Maïssa Diop bind ko ci page Facebook am Pape Maïssa Jean Maïssa autant pour moi bindu ko ne buñ la interviewé lu tax loolu noonu. waaw léegi xam nga li am solo wax yooyu du lu yitteel Sénégal xam nga lan moo ñu yitteel pétrole bi man dama ne Aly Ngouille Ndiaye li mu bind ba président Macky Sall jël décret dara du ci dëgg benn rapport IGE dafa ni Macky Sall na nga annuler permis Timis Corporation ñaar ñun dañu ne Aliou Sall dafa tijji benn société bu tudd Petro-Tim Sénégal ñu transféré ko 90% action li ñu moom xam nga ñoom ci loolu la ñu war a wax loolu moo concerné ñëpp man lu ma concerné man lu ñu teg sama der loolu man kese lay metti man loolu yëngalu ma mais li nga xam ne moom moo nekk ay di jàmbat mooy li ñu bokk ñun ñëpp ñun dañ ci yëkkati sax ay tuuma parce que li may wax ni ay tuuma la parce que président Macky Sall ba muy signé décret yi xam na ni rakkam mu ngi ci biir société bi parce que dafa créé Petro-Tim Sénégal même bu fekkee ni nee na xamu ko woon ca booba sax ba muy yokk ba muy prolongé en 2013 fekkoon na Petro-Tim Sénégal bu Aliou Sall ñu créé ko mu nekk société boo xam ne moom kenn moo ci nekk kon tey jii débat bi ñoom dañ ci lajj parce que ñu ngi leen doon xaar ci yoon procureur dige woon na ko bañ fa demee dara yëkkati nañu débat public bi di ci xaar ñoom seen ay leeral li ñuy tontoo mooy yebal ay nit ñuy diingante ka saaga mais loolu est-ce que loolu mooy problème bi ñun dañu ni da ngeen sàcc suñu alal suñu pétrole wax leen ni yéen waxu leen dëgg yu loolu ku la ko wax bu dul dëgg da nga koy yóbbu ci yoon. IGE def na enquête nee na lii ba noppi li gën a ñaaw présidence di wax ay kàddu yoo xam ne du dëgg parce que bu ñu nee ñoom jotuñu rapport IGE loolu xale yu ndaw yi sax mënuñu gëm loolu depuis 2012 ba léegi te ñun ñëpp ñu yor ko man naka laa mën a yoree rapport ñoom président yorul rapport mënta ne kon wax yu mel noonu dañuy xeeb lu seen bopp sax di ko wax ñoom ci loolu lañu war a wax suñu alal nuñ ko def parce que boo demee ba débat bi yow mënoo ci indi benn leeral mënoo màbbal ñun suñu communication moo tax ñuy énervé ni waruñu wax ñoom mënuñu màbbal suñu communication mënuñu dindi suñu communication parce que xam lu ci lu mu tegu ci ay këyit yoo xam ne ñoom ñoo ko signé décret kenn mënu ko miim contrat kenn mënu ko miim këyit bu fondé société ñu def ci tur ak actif kenn mënu ko miim li BBC yor tamit ñoom mënuñu ko miim. parce que plainte annoncé woon nañu fi contre la BBC mais finalement mujjul. duñu mës a porter plainte duñu mës a porter plainte. ñu ne dañuy porter plainte taxawoon nga duñ porter plainte foo tegoon wax jooju. xam nga fu ma tegoon wax jooju bu dama gis benn këyit bu am ay marge yu bleu bu ñu jox Mamadou Lamine Diallo mu liir ko ba jaaxle ndax li ci nekk xam nga kii seetaan nii rek këyit lay gis nii xëy na du seetlu sax këyit bi mais këyit boobu contrat de redevance la ñoom xam nañu këyit boobu lan la lu leer la loolu compte yi nga xam ni dafa jóge ci Agitrans ak Agritrans dem jóge ci Timis Corporation dem ci compte Agritrans loolu ay état financier la yoo xam ne dañu zoomé turu société bi zoomé ci montant bi zoomé ci turu destinataire bi li ci des ñu crypté ko mais ñoom xam nañu loolu lan la mais bu ñu porté plainte dañuy weer seen bopp
ñoom ñemewuñu porter plainte à l'étranger ñemewuñu tijji dossier fii Sénégal dinañu tijji dossier nag parce que lii dañ koy leeral mu leer ñoom ñoo fi diggee woon ko am dig lañ ñu diggoon tamit nañ ko def c'est-à-dire nañu tijji dossier ñu leeral mbir mi ñoom bëgguñu ko ci wax ñemewuñu porter plainte nanguwuñu gis rapport mais lii dafa ñaaw sax nañu wax dëgg gi la ñu def nañ ko wax ak sénégalais yi ñu xool nuñ koy jubbantee wala nuñ koy lijjantee loolu mooy yëfu kilifa loolu mooy yëfu gor. bu fekkente ni li ngeen wax am na ni luubal da cee am mooy li BBC wax est-ce que ak jubbanti mën na cee am c'est-à-dire que mooy annuler contrat yi et tout est-ce que loolu mën na nekk. voilà loolu mooy jubbanti gi parce que tey jii bu ñu nangoo ni xëy na anam yi ñu joxee contrat bi am na lu ci lënt que li ci Aliou Sall dugal loxoom am na lu ci jaarul yoon ñoom lañ ci spéculer am na lu ci état Sénégal perte loolu mooy dëgg léegi loolu gannaaw bu ñu ko tegee ci table bi man xam naa ni Sénégal ñu récupérer suñu alal jar nañu lu bëri bu boobaa lu ñu mën a lijjanti la ñun suñu biir ci kaw ñu annuler contrat bi annuler licence bi li ci Sénégal war a am mu am ko ñu financer suñu développement. Abdoulaye Wade on a toujours déploré que famille di dugg ci biir affaire publique yi c'est-à-dire que du occuper ay yenn postes yi et tout mooy kaawu Karim bi ngay dégg kaawu Doudou Wade ñeneen ak ñeneen mais à chaque fois Sénégalais yi dañ doon wax ne noonu bu fekkee am na xam-xam bi jàng na mérite na ko ba peut-être que loolu xëy na moo ñu indil Aliou Sall dugg ci Timbo dugg ci keneen dugg ci ba tey lii am ci est-ce que quelque part nekku Sénégalais yi ñoo xaw a naïf ci côté boobu noonu c'est-à-dire ñoo xaw a dal xel trop ci côté boobu. non du Sénégalais yi njiit yi la Sénégalais yi defuñu dara ñun dañuy wóolu nit fal ko c'est tout mu def lu yées li fi amoon parce que problème mu Aliou Sall dafa mel ni ku ñu dénk parce que moom jàngul pétrole jàngaanul pétrole jàngul haute finance moo yor caisse de dépôt et consignation banque au Sénégal fii am nañu fi ay cadres yoo xam ne dañoo jàng finance ba def ay formation à l'étranger partout ay experts financiers lañu ñu leen fi ñukk jël le maire de Guédiawaye nga xam ni formation journaliste la yor ñu jox ko caisse de dépôt et consignation kon loolu njiit yi ñu fal parce que kooku décret moo ko fal parce que maa ngi dégg coow yu ñu naan Aliou Sall dafa war a démissionner mais warul démissionner Macky Sall moo ko war a démettre parce que moom moo ko fal ak décret moo ko fa teg bu démissionné wul décret rek moo ko fa mën a dindi léegi coow lii au lieu ñu xool la ñu war a jubbanti ñu jubbanti ko mais non ñoom dañuy aw ay yoonu gannaaw c'est-à-dire ni affaire bi d'abord affaire privée la yoonu état nekku ci ëllëg sa ko nit ñi di wari nga jël porte-parole gouvernement mu def conférence de presse ministère affaires étrangères man mosuma ko gis di jéem a layal Aliou Sall yow sa rak gouvernement bi yëpp di def conférence de presse bu teggil ko tuuma te waxuñu fa lu nit mën a jàpp sax waxuñu fa sax lu nit mën a jàpp procureur gis na ni mu tergiversé ñu ngi koy xaar moo ñu woo suba lundi la xëy na dinañu jéem a xanaa ñëg tuuti sax ubbi dossier bi ñun ñu ñëw ñu lijjanti ko dañ ko war a lijjanti parce que suñu alal donc ñoom dañuy wiiri jaaruñu fi ñu war a jaar assumer wuñu seen responsabilité ñun nag dañuy assumer suñu responsabilité waaw parce que li ci nekk ñun ñeme nañ koo wax ñeme nañ koo wone parce que ñu ngi ànd dëgg loolu moo leen metti ba bëgguñu coow bi jib bëgguñu kenn wax comme ni ko Boun Abdallah doon defee di ñu ko menacer naan mayuñu kenn et puis mayuñu comme si ñooñu moom mayuñu kenn mu wax ci pétrole bi wala gaz bi su fekkee ni du expert wala mu am ci xam-xam bu xare ñun dañuy expert mais ay sénégalais lañu war nañu mën a comprendre contrat du dara lu dul jëndanteeg jaayante du technique pour xool étude sismique yeeg gas beeg yooyu forage dugguñu foofu ñun 90% lu tubaab bi am 10% la ñu am ñun loolu dañ ko war a lijjanti
10% boobu 90% boobu ñu ni tubaab bi moo ko am ñu ni léegi rakk président avec xaritam ñoo ko moom Sénégal 10% ñun yooyu mooy suñu problème loolu war nañ ko mën a comprendre mais naka la ñuy yebee ba naan ñu waruñu wax ci loolu ñoo leen ëpp xam-xam ci loolu moom Boun Abdallah Dionne xamul dara ci pétrole te pourtant nekk na ministre par intérim chargé de l'énergie moom dafa war a wax ci pétrole ñu ci xam expert la informaticien la kon nañu respecter intelligence su sénégalais yi nañu respecter tamit askan bi parce que constitution bi dafa ni askan wi moom ressource naturelle léegi ki moom warut a wax ki moom bu fekkee ni ki ko yorul mënul mais ki moom dafa war a wax ki moom dafa am droit à la parole parce que askan wi ñoo ko moom ñu ni duñu wax teg ko fan duñu wax duñu manifester dañ ci dem. le 19 juin la ñu signé ñaari contrat yooyu nga xam ne moo indi coowal pétrole gaz bi ci bloc Saint-Louis kon date la bu symbolique place de l'indépendance la ñu woote rassemblement pour ñaxtu pour sàkku ñetti yëf bi ci njëkk mooy ñu annuler permis yooyu ci Kayar ak Saint-Louis parce que loolu la IGE wax ñaareel bi ñu ubbi enquête judiciaire waxuma enquête de police comme ni ko procureur defee maanaam ñu saisir benn juge d'instruction mu woo képp ku taq ci mbir mi wala képp ku mën a indi seede wala leeral ci mbir mi ñu instruire dossier ñu leeral li ci dugal Aliou Sall Ablaye Timbo ak Franck Timis ak lan moo ci responsabilité président Macky Sall ñetteel bi nag mooy ñu dindi famille présidentielle yépp ci suñu yorinu koom-koom parce que président Macky Sall moom rek la lii mën a yàqal parce que koo xam ne mu ngi doog a falu prêter serment mois d'avril mois de mai mu càng woote waxtaan dialogue politique dialogue bi demagul sax mois de juin pétrole bi tàkk ci loxoom léegi juillet naka lay demee parce que fi mu nekk nii ñu ngi jëm ci cycle contestation bu fekkee ni répression moo ciy tegu léegi loolu day continuer contestation répression kon kañ la ñuy lijjanti suñu réew nañu jox ñun suñu droit moom def na li muy def mais lu ñu constitution may nañu ko bàyyi comme ça jàmm na ñooy léegi lii ñu leeral ko jàmm na ñooy. saa bu ñu leen ko mayul saa bu ñu leen waxee ni fii marche du fi am dajaloo du fi am ci jamono ji lan ngeen def boobaa. mais li amoon obélisque rek mooy am parce que nit ñi dañu ñëw obélisque ñu leen marche du fi am gis nga ni mu mujjee yooyu mooy indi ay trouble à l'ordre public te ñoom dañu war a sàmm sécurité nit ñi ak ordre public bi parce que ñi fi nekk ñëpp nguur gi moo yor seen kaarange ak dalum réew mi kon warul sooke wala mu sabab lenn loo xam ni day indi trouble à l'ordre public parce que droit constitutionnel la arrêté préfet mënul sut constitution place de l'Obélisque ban rangée moo fa amoon mais tere nañ ko mais boo laajoon feneen fu gën a sore sax ñu tere ko tere bi mooy problème bi mooy indi jàmmaarloo bi léegi tere yooyu bu yàggee nag ñi ñëw manifester dañuy waajal seen bopp sax pour jàmmaarloo alors que nit ñi dañu ñëw pour joxe message mais démocratie la ñu nekk dañu ñëw pour joxe message recommandation IGE yi nañ ko respecter annuler projet yi nañu ubbi l'enquête pour mu leer yooyu ay kii la na famille président seppi loxoom ci suñu ay suñu koom-koom suñu moomeel Mansour Faye moo yore ndox bi scandalu Suez bi yéen a ngi koy dégg mais partout il y a des problèmes Aliou Sall même chose Ablaye Timbo ñu ngi koy tudd ci transaction pétrolière Marème Faye Sall ñu ngi koy tudd ci 22 millions de dollars yi Tend Oil jox fondation Servir le Sénégal mais loolu ba kañ mais loolu moo war a dakk Sénégal parce que ñooñu faluñu leen dañuy ñëw di woote palais di may ay 500 000
nga décider jabaru ambassadeur yi dañuy am 500000 ñan ñooy inspiré yooyu loolu fu ñu ko teg te étudiants yi mënuñu leen régler dara gerte mënuñu ko jënd mënuñu joxe ndox mënuñu faj nit ñi mënuñu régler problème mu enseignants yi personnel soignant yi problème mu Sénégal mënuñu si dara mais mbirum tubaab yi ak seen mbiru bopp mën nañ ci lu bëri mën nañu jënd train 1200 1400 milliards mën nañu defar cité ministérielle gannaaw bi ñu dugalee 40 milliards ci réfection building administrative bi nga xam dafa jàkkaarloog pare da ngay jéggi dem conseil des ministres ñu dem ba Diamniadio def fa cité ministérielle mais loolu ñun dañ ci war a wax kooku dañ ko war a nangu def ko institut de formation technologie jox ko xale yi ñu jàng ci yàq la mais mais Diamniadio yow am nga fa soxla bu teer bi pare da ngay dem Diamniadio pour def lan moo nekk il y a quoi là-bas bu demoon aéroport sax on aurait compris mais ban soxla la ñu am Diamniadio ba fay def 1200 milliards c'est ça le problème train boo xam ni Diamniadio lay yem quand même. Clédor ñu ngi lay jaajëfal bu baax naka ngay tàggatoo. waaw may tàggatoo rek followers Infos Rewmi ni mbir mi nekk ordre du jour buñ ko jàppee mbiru politique dërëmu ku ne mu ngi ci ñun ñëpp ñoo ko bokk kon fu waay mën a bokk ak fu waay mën a féete dafa war a sàkku suñu alal dellu suñu loxo financer suñu développement dellu suñu gafaga financer suñu développement ba noppi ñu teg loo xam ne lu mel nii dootul mën a am illaa yawmi diin Sénégal dañ ko war a defaraat ci wàllu fondement yi parce que banqaasam yi ñu ngi commencé di màbb parce que bu fekkee ni présidence du la wax dëgg ay gisuma rapport procureur di baamul kàddu yooyu dem leen def lii lu ñu wax dara lu ci am loolu finalement nit ñi duñu comprendre foog nga refonder réew mi parce que dafa am valeur yoo xam ne mu ngi màbb si ñoom ci ñoom ñi ŋànk suñu lépp te da ngay gis ci seen doxalin ni mëtewuñ ko kon loolu rek moo yëkkati sujet yi ak waxtaan yi du passion du ay attaque politique du dara mais suñu koom-koom la suñu devenir suñu avenir la parce que suñu frères yi ak suñu doom yi ñu ngi dem ci géej gi ci désert yi di ci am ay métit yu nekk parce que fii mënuñu fee tedd mënuñu fee tekki te duñu teddee tekki fi am na fi kon loolu laay tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje beneen yoon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu